woote ziar en 58 après gàmm googu 58 boobu am na gàmm mais li mu ubbee avant que mu wax affaire yu yàlla ak yëpp li mu ubbee mooy di remercier les services de l'État, la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers ñëpp ni leen li ngeen def Tivaouane pour encadrer pèlerins yi fa demoon ba ñu mën def seen farata gàmmu ni ñu war gàmmoo dellu si. C'est pas une obligation parce que vous êtes l'État, vous êtes dans un État démocratique mais dans un État laïque. waru leen seen baax a tax ngeen def ko fii itam li ngeen di def yëpp seen baax a tax. Nous sommes dans un État laïque mënoon na bon Tivaouane débrouillez-vous. Mais quand on voit ce qui s'est passé à Touba da ngeen def le même effort. Et soo gisee la délégation de Tivaouane bi nu demee Touba discours ban fa tenir ni mu rafete ak ni mu baaxee ak ni mu jubee ak ni mu dëppoo diine nga xam ni man loolu laa gëm Sénégal su amee jàmm ji mu am daje yooyu moo ko may parce que si daje yooyu ngay wane ni kenn du dóor sa dënnu ni yaa ko yore da ngay fekk kii si li muy def nga ñëw dimbali ka tagg ka wax ka ni ko waa góor continuer def loolu. te man li ma gëm monsieur le ministre Sénégal soo amee jàmm xew-xew yooyu moo ko may jàmm kon nag ñu ngi leen di sant bu baax a baax di la gërëm si sa responsabilité particulière en tant que ministre des cultes et ma persuasion est que c'est à cause des cultes que le Sénégal am situation bi mu am jàmm rek a fi am par rapport à la situation géopolitique de nos voisins kooku nag na nga ko sant mag ñi parce que gis nga murid yi li ñu toll ci Sénégal tijaan yi toll ko ci Sénégal seytaane mën na ñëw facilement teqale leen waaye liggéey bi ñu liggéeyu mag la liggéeyu baatin la waaw ñoom ak ñeneen kilifa dañu liggéeyal yàlla fay leen ci jàmm jooju nag doo ko gis nga moi ce qui me passionne c'est la situation de la Somalie xam nga yeneen pays yëpp mën nga gis ay ethnie yu bokkul waaw comme Sénégal am na ay ethnie yu bokkul mais Somalie benn ethnie la am Somalie benn diine la am Somalie benn ngir la am ñoom ñëpp malikit lañu ñoom ñëpp jullit lañu amuñu à la Somalie amul ay tukulóor déedéet benn ethnie moo fa am mais pourtant depuis 30 ans ñii dañu jaar nii ñii jaar nii ñii di rayante ñun yàlla musal nañu si loolu man dama gëm sëñ Habib que suñu yàlla musalee si loolu ñaanu mag ñi la liggéeyu ay waliyu yu nekk fii yàlla nangul leen seen liggéey. Monsieur le ministre, vous avez une très grande responsabilité dans le domaine. Dans ce domaine li may ñaan yàlla mais mu yokkal la sa doole. Keroog damay gis lorsque la jeunesse chrétienne est allée visiter le pape, le nouveau pape, et j'ai vu le même type de préoccupation quant à la sécurité que yëpp nekk ci jàmm ba pape bi dans sa première sortie def ko ci jàmm yàlla def na ko gis nga loolu yàlla may nañu ko ñu ñaan yàlla rek mu dimbali la ci sa responsabilité di la jotal nag xalif bi wax dëgg yàlla kontaan na sa taxawaay kontaan na ci sa taxawaay ak lii yëpp mënoon leen ci bañ fekk mais il y a tous les démembrements de l'État. Il y a la sollicitation quotidienne qui les appelle ailleurs mais ils ont perdu toute une journée pour li nga xam ni jànnaka kalif bi kontaan na rakkam yi nga xam ni sëñ Maodo ak sëñ Baye si Abdou ñoom ñëpp kontaan nañu ñu lay ñaanal yàlla lii nga xam ni moom la ñu sumb te yonent bi rekk ko moom keneen moomu ko yàlla na si yàlla jox kàttan ba nga li nga si yéene yàlla mottali ko loolu rek laa ni woon ni naa ko si yokk wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Merci Sëñ Mansour Sy Djamil, notre
modèle de vivre ensemble est un legs que nous ont laissé nos anciens et qu'il nous faut cultiver et renforcer. Et justement, nos grandes cérémonies religieuses sont souvent des moments où nous manifestons tous notre vouloir vivre commun. Nous renforçons par là notre cohésion nationale. Et la cohésion nationale, c'est l'une des premières conditions pour le développement. Merci pour ces belles paroles. J'avais ouvert en wolof, je clôture en français pour que les journalistes ne me demandent pas un point de presse à la fin. Sëñ Mansour Sy Djamil, chef de délégation, Sëñ Moustapha Sy, président du comité d'organisation du Gamou de Tivaouane, chers dignitaires Tidjane, membres du comité d'organisation du Gamou de Tivaouane, monsieur le gouverneur de la région de Thiès, mesdames, messieurs les directeurs nationaux ou chefs de service, mesdames, messieurs, nous sommes bien arrivés au terme de cette réunion nationale qui s'est bien déroulée par la grâce de Dieu. Les engagements retenus au cours de la réunion du comité régional de développement connaissent, nous l'avons tous constaté, un niveau d'exécution acceptable. C'est pourquoi je demande enfin au gouverneur de la région de Thiès d'assurer le suivi des décisions arrêtées à l'occasion de cette réunion nationale. Aux représentants des différentes structures de l'État impliquées dans l'organisation du Gamou de Tivaouane, il faut veiller au respect des engagements que vous avez pris devant nous. Au directeur général de l'administration territoriale, d'assurer le suivi au quotidien de la mise en œuvre des décisions arrêtées au niveau central et territorial jusqu'à la fin du Gamou. Pour finir, je voudrais solliciter du Khalife général de Tidjane, Seigne Babacar Sy Mansour, des prières pour le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et tout le gouvernement dirigé par le Premier ministre M. Ousmane Sonko, pour qu'il réussisse le projet de transformation systémique du Sénégal. Pour finir, une deuxième fois, je félicite vivement les responsables du COSCAS qui ont travaillé en parfaite intelligence avec tous les services de l'État pour la réussite de ce Gamou édition 2025. Je vous remercie de votre présence et de votre participation et de votre aimable attention. mbokk yi ñu ci ndigalul Serigne Mansour ñu jéem a tëj jataay bi gërëm le ministre ci turu xalifa bi ni mu ko waxee wax ministre ni ko njabootu xalifa bi yëpp teew nañu ci njiitalal Serigne Mansour Sy Djamil ak Serigne Moustapha Sy Al Amin ànd kook Serigne Cheikh Omar Sy Djamil ànd kook Serigne Mam Asi Rakam bu Seydi Djamil ànd kook Serigne Habib Sy bu xalifa bi bu Serigne Babacar Mansour ànd kook Abdoul Hamid Sy ànd kook Serigne Babacar Sy Cissé ànd kook Serigne Hadi Sy ànd kook Serigne jaam bii di wax di Mouhamadul Habib Sy Mansour ànd kook président COSCAS ak responsable jamaatu Nour as-Sinni bi nga xam ni ñoom ñooy saytu jumaa ji te kenn mënatul dem bàyyi leen gannaaw ñu ànd ak waa COSCAS ci liggéey bu rafet bi ak comité bi ñun ñëpp ñu àndandoo ñëw gërëm la sant la ci turu xalifa bi ci taxawaay bu rafet bi ak dalal bi ak liggéey bu rafet bi waaye itam sant sa gouverneur ci liggéey bi nga xam ni gannaaw yàlla
ma nga dooree di ko sant muy sunu préfet Hadji Mamadou Gueye nga xam ni liggéey bi yëpp ci moom la doore mu yéegal ko ba ci gouverneur rafetal ko ba indi ko ci yow ñoom itam ñu ngi leen di sant sunu maire di ko jaale rakkam ji nga xam ni génn na àdduna barki démb di ko ñaanal yàlla xare ko aljanna di nuyu sunu jarbaat président conseil départemental waaye di nuyu chef de service yi fi nekk yëpp di la wax ni monsieur le ministre ñu ngi lay yóbbante nuyoo ci le président de la république ci turu xalif bi nga santal nu ko gërëmal nu ko santal ñu le premier ministre di la sant yow itam également ci sa taxawaay di la ñaanal yàlla mission bi yàlla na ko yàlla mottali di wax ni ñëpp ni leen gàmmu gàngoog na ñëpp ñëw ci jàmm te ànd ak yar ak teggin ak dal ak xam ni fi ñu jëm si comme ni ñu koy waxee rek ka fa tëdd ku mat a bàyyi xel la muy Seydi Hadj Malick ak njabootam ki ñu koy defal it mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku mat a bàyyi xel la di ñaan yàlla indi ñëpp ci jàmm diggante bi ak boobu yàlla na fi yàlla def jàmm sëriñ bi itam yàlla may ko wér mu mën a teeru ay ganam ci jàmm moom ak ay rakkam yu tedd yee Seydil Hadj Malick ak sëñ Babacar Abdou sëriñ bi waxoon na itam ni bu ñu ñëwee nañ ndokkeel ci turam sunu wayjur wa ca Touba di Cerno Cheikh Muntaka ci màggal gi nga xam ni jóge nañ ci di ñaan yàlla lépp lu fa ñaan yàlla na ko yàlla nangu yàlla barkeel ko yàggal taxawaayam di invité waa jàngu bi di invité Sénégal yëpp di leen wax ni Tiwaawoon ñëpp la sëriñ bi nee na mi ngi invité ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla barkeel di itam fàttali rek te it di massawu ñi nga xam ni wax dëgg yàlla ñoo loru ci biir mbënd ñi nga xam ni taw bi ñu nekk am na kër yoo xam ni boo fa demee tey sa yaram dafay daw ndax inondation ak fu mu mën a dal ci Sénégal sëriñ baa ngi lay massawu di ñaan yàlla natt yooyu yàlla teggil la ko ci jàmm tabaarakallahu di ñaan itam borom oto yi ñu xam ñu bàyyi xel pneu yi ndax route yi bu tawee ak usage yenn pneu yi ak ni ñuy dawee ci vitesse yi nit du lekk lu dul wërsëgam mi ngi ñaan rek nit ñi ñu ñëw ak dal xam ni kenn ku ci nekk bés gàmmu yamul ci benn bés am na ren amaat na am na yeneen xéewal yu yàlla indi nañ ko bàyyi xel bàyyi waale xel itam commerçant yi ñu ngi leen di ñaan seen produit yi nga xam ni ñi ngi koy indi ca dëkk ba ñu bañ a profité rek ci biir nit ñi nañu bàyyi xel li ñuy jox doomu aadama yi di ñaan itam ñi nga xam ne ñi ngi ñëw muy daayira yi togg yi ñuy togg di ko indi Tiwaawan bu ñu sañoon ñu ñëw ba Tiwaawan door ko faa toggee ndax dañoo nekk ci jamonoy tàngoor te intoxication dafa yomb ñi ngi ñaan rek yéen daayira yi ku ciy togg ñëwal ba Tiwaawan nga soog a togg li ngay togg mais togg dara fanaanal ko 24 heures indi ko mën nga koo jiiñ commerçant wala kenn fekk yow mi ko togg la yooyu yëpp ci wàllu sécurité la te bu ñu sañoon ñëpp ñëw ci jàmm delluwaat ci jàmm waaw bu ko defee rek loolu rek lañ ci doon wax ak di ñaan waa Tiwaawan yi ak ñi nga xam ni ñi ngi ñëw mooy réseaux sociaux yi comme niñ ko waxee woon rek jël sa téléphone di def sa live dem ci ruq di fa ware lu la neex wala ngay wax lu la neex loola du Tiwaawan damay wax ni Tiwaawan gàmm gi moom dëgg-dëgg Tiwaawan waxoon naa ko barki démb Seydi Hadj Malick ak ñëpp a ko bokk ku ñëw sa Tiwaawan jënd fa sa kër tabax fa liggéey fa def lu la neex gàmmu sa gàmmu bu la neexee lu la neex nga def ko fa waaye nag gàmmu moom dëgg-dëgg li maam El Hadj Malick waxoon rek naafila yu doy jàng alquran julli ci yonent bi loolu mooy gàmmu waaye lekk lu neex tëdd fu sedd sañse def yëfu ndaw kundaay yooyu moom nañ ko bàyyi gouverneur rek ñi mu àndal barakallah macha allah di ñaan yàlla it yàlla nañ yàlla may zéro accident yàlla bu benn accident am tabarakallahu ñu ngi ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp di wax ni itam
am na benn itam nouvelle boo xam ni sëriñ bi bëgg na ko waxtaan naa ci sëñ Moustapha ren dafa mel ni dafa xaw a tardé waaye bëgg nañ ci xalaat incha allahu taala pour affaire kii bi cérémonie officielle réception bi ñu jéem a xool waaw mi ngoog ñu jéem a xool nan la ñuy fexee ba gën koo taxaw parce que gis nañu ni ci biir bésu gàmmu gi dafay xat torop waaye incha allahu taala fii déwén dinañ ci waxtaan xool nan la ñu mën a fexee ba génn ci soit def ko ci bésu noppalu bi benn heure boo xam ni du bokk ak culture yi ñu ciy def culture yi ñu ciy def ak yooyu ak programme yi waaw loolu yëpp ñi ngi ciy xalaat ñi ngi ñaan yàlla rek yàlla yóbbuñ ci jàmm sëriñ baa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm waa Sénégal yëpp di massawu ñëpp di ñaanal ñi fi jóge yàlla na yàlla xare leen aljanna ñi feebar yàlla na yàlla saafara leen ñi nekk ci xat-xat yàlla na yàlla génn leen ci ñi ngi ziar di ndokkeel ñu jàng fatiha ak salaatul fatiha تعاظم ذاتك عن المثال والشريك والنظير والصحابة والوزير فأنت الحق أبدا والصمد في حياتك الأبدية فانبسطت الحياة من حياتك فأنت باقي فلك البقاء بعد فناء المخلوقين كما لك البقاء ولعبادك الفناء كما لك البقاء ولعبادك الفناء كما لك البقاء اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع والآفات وتقدرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أهل درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وقرع يا باب الغير يا